dama bëggoon laaj sànq rek maa ngi doon bëgg intervenir ci non pas fi mu laal dafa neex. oui c'est ça il faut taay na table ñu dellu si ci oui sànq léegi dafa maa ngi koy dégg li muy wax yëpp di ko déglu religieusement comme ni xarit si laa wax sànq ci li la tax a bàyyi benn am na ci ñoo xam bàyyiwuma waaw li la tax a réfléchi dama ne benn dossier moom ma dese mooy le dossier le verdict de boo fa bayot parce que boo fa bayot bu ñu ci liggéey loolu liggéey bu ñu ci liggéey yéen du ngeen Sénégalais yu bëri du ñu xam la ci ci yow lañ ko dégg moo tax deuxième chose mooy le dossier Jean-Claude Loger benn tubaab bu ay juge ak ay magistrat tappale fexe ba jabaram nangu alalam bëgg ko def loo yi fu dof ma ne su ma paree ci loolu je vais réfléchir ci diggante bi nag am naa ay proposition d'emploi yu extraordinaire waaw léegi ginnaaw bu ñu déggee ne yaa ngi réfléchir dafa am loo xam ne moom nga wax teg ko ci loxo nit ñi que ni moo tax nga bëgg a dem muy lan jàpp nga ne da nga échoué waaw est-ce que war nga ko mën a tuddee échec benn su fekkente ne xëy na am na ñoo xam ne au moins gëm nañ la si alerté nga ñenn ñi sax ñi ngi doon waxu complot yooyu yëpp te pourtant yow lañ doon suivre ci sa site boobu la di Kéwoulo est-ce que kon loolu war nga ko mën a jàppe échec parce que ubbi nga au moins gëtu yenn ci ay sénégalais ñu mën a xam ay dossier beneen bi topp mooy pour man argument la quand même bu nga xam ne xaw na yomb trop parce que dafa am lu mu coïncider mooy jamono ji nga xam ne ci lañ wax 1 an après ñuy wax mbir yi dégg ñoo xam ne def nañ ay révélation yooyu noonu ñu xëy dégg Babacar Touré di wax waxu reculer te pourtant échec bi ngay wax nii sa métier du benn dossier rek moo taxoon nga di ko def ba ngay jàng du woon rek dossier Ousmane Sonko Adji Sarr taxoon y'avait maanaam métier bi dafa yaatu est-ce que tey kon dossier boo xam ne yow jàpp nga ne lii am nga ci lu la naqari mooy tax nga bàyyi man je ne comprends pas finalement parce que li ci def ci ay dossiers yoo xam ne war nga ko mën a wax sénégalais yi bari na mën ngaa bàyyi dossier ba tege ko nee mais continuer di def sa liggéey ni mu waree ci yeneen i dossier xam nga vu sous cet angle là léegi nii balaa maa ñëw c'est confidentiel balaa maa ñëw la ma kenn koo xam ne papam dañ ko cité woon ci benn enquête boo xam ne man maa ko mëne kooku koo xam ne nga dénoncer papam publiquement xam nga kooku à vie warut a wax ak yow. daf ma bindal message envoyé ma audio ne ma man may doomu diw bi nga laaloon sama papa dama la mere woon à mort mais avec le temps j'ai appris à te suivre ma xam ne wax dëgg yàlla yow waxuloo ci sa coow bare maa ngi lay baalu àq. encore beneen femme Paris ñu dénoncé ko ci Kéwoulo. encore Pape Faye par exemple Pape Faye boo xam ne ñëpp xamee nañ ko ci Kéwoulo nga xam ne 32 jabar laa ko compté loon en 2014 parce que day naq ay xale jigéen takk leen escroquer seen i mbokk dugg leen ci ay boor mu dem yoonam ba mu ciy dugg jabar bi mu takkoon moom laa alerté ma ni ko dama ko woo téléphone ma ni ko parce que ay frère am ñëw ma ni diw dafa takk suñu mbokk mais li ñu comprendre mooy dañu tapé parce que dafay laaj ay 10 millions ay 15 millions ak affaire yooyu ñu jox nañ ko suñu xaalis bu bari mais dañu tapé turam ci kii bi ñu gis benn article boo xam ne yaa ko bind ma ne leen kan la ñu waxul tur bi ma ne mais kooku Pape Faye takkul seen sœur daf koy escroquer ñu ne ma non bon ñun suñu sœur elle a 30 ans mënuñu ko wax est-ce que mën nga mën maa jël sama téléphone ma woo ko mu ne ko madame mu ne ma waaw ma ne ko yow yaay diw mu ne ma waaw yaay jabaru diw mu ne ma ne ko nag bu la yeboo nga jël say dëbës nga daw parce que waa ji c'est un escroc mu ne ma sëñ bi sequma loolu ak yow ma ne xam naa sequloo ko man parce que xamuloo ma mais man maa lay alerté mu indil ma ci fitna bu bëri mais finalement mu jig nga ko moo daw si ñoo seeti ma ne ma li nga ma doon wax gis naa ko donc man suma rôle moo di moytul bu lakk mais su ma gisee ñooñu nga xam ne maa ngi leen naan moytu leen ñu ne ma non ñun ça ne nous intéresse pas lu ñu intéressé mooy mortal combat xam nga mortal combat boobu yenn jeunes yi di ko wax xam nga daf may fàttali lan mooy li ñu wax les chiens de guerre dafa am nit ñoo xam ne fu guerre am ñu dem liggéey fa bu guerre amul nag ils sont pas contents mooy ñu defoon Libéria mooy ñu defoon feneen ak feneen ak feneen ñoom dañuy toog seen fetal lañu am Kalachnikov da nga koy suul ci suuf si 15 ans 10 ans après boo ñëwee da ngay fëgg rek il est prêt à l'emploi ñoom dañuy wuti fu am fitna léegi su ma gisee ñun leen bukki ngi ne di ñëw waa kër gi naan noonu ñun bàyyi ñun bukki lañ bëgg mu dugg ci kër gi mais bukki boobu du ma fa toog mu fekk ma fa nga def leneen waaw ma def leneen loolu leneen boobu mooy métier bi yaa waaw moom mooy ma génn ci géew boobu géew bi ñuy fecc man géew la génn bàyyi est-ce que mënuñu ne finalement on a eu Babacar Touré de Kéwoulo ñu mën a maanaam de manière globale on l'a eu mooy que ni doon na def ay révélations yu fracassantes
nit ñi doon ko suivre lu bëree bëri tey rek maa ngi suivre tey live bi nga xam ne yaa ngi ko doon def presque plus de 5000 personnes ñi ngi nekkoon connecté woon à l'instant T di la suivre heure boo wootee muy télé boo mën di dem aussi dañ lay suivre ñu xëy dégg di ko dégg ci benn dossier boo xam ne am na ci ñoo xam ne boo invité waa Babacar sax li ñuy jàpp mooy tel parti la far parce que ni mu doon demee ci dossier bi avec assurance di jox ay révélation yooyu xëy na ñenn ñi c'est comme nous tous boo waxee loo xam ne peut-être yow ci nguur gi nga la féete ñu ne da ngaa far ak ñoom boo waxee lu far ak Pastef loolu on peut comprendre ñu xëy dégg Babacar ne day bàyyi dossier bi pourquoi parce que dafa échoué loolu est-ce que Issa dogguma la xam nga léegi yaa ngi waxu coïncidence mais dafa coïncider aussi ak beneen journaliste aussi boo xam ne dafa jékki-jékki jël retiré wu muy Cheikh Yérim Seck c'est-à-dire à la limite am na sax ñu commencé interroger naan est-ce que diw du ci topp est-ce que voilà mais mouvance boobu noonu maanaam mercato boobu ci jógee est-ce que duñu yow sax ñu ne ñu bitee même bitee sax waaw moom tamit wala maa ngi yoon mais bu dee affaire bi doxoo tey mu jógee mu tuxul après ngeen may Fatou Bintou xam nga système burn-out système burn-out Sénégal bëriwuñu ci dafa da nga am un moment da ngay saturé psychologiquement dafa may dal lu bari mais du loolu parce que bii nii yàlla xam na nu Pape je me suis jamais sacrifié comme je me l'ai fait pour ce dossier Adji Sarr parce que le dossier ne c'est pas Ousmane Sonko c'est Adji Sarr moo nekk ci danger Adji Sarr moo nekk ci fitna je me suis jamais sacrifié autant comme loolu mais bi ma gisee nii je me suis dit man sama propre réflexion la ma ni sentiruma ko moo tax ma damay retiré wu loolu ça n'a rien à voir ak le cas Cheikh Yérim Seck parce que bokkuñu nu ñuy fonctionner bokkuñu mission bokkuñu li ñuy liggéey bokkuñu chapelle man dama def recul alors que kenn defuma benn pression kenn amul dara lu ñu ma yor te it buñ doon joxe bu ma bëggoon xaalis man xaalis dëggantaan njaay du ñi nga xam ne ñooy fitnaal laa koy dem laaj danaa am ñeneen ñu mu tur. yaa ngi réfléchir am ngay proposition aussi. ay proposition tam ñëw ci loolu. wax na ko léegi rëccal na proposition mënuñu laa xaari ci nga ànd ak ñoom. lan gouvernement. waaw non Pape man dama dugg ci gouvernement. man dugg mës a dugg ci gouvernement mën nañu ko bind tey. ok Fatou Bintou vas-y jamais. Fatou Bintou vas-y. bul waxagum waaw moom la man. Fatou Bintou ou bien. daal di caméra bi ne dama mës a dugg ci benn gouvernement. hôpital loolu leer mën naa ne ko conseiller mais falu ci gouvernement. ok Fatou Bintou vas-y. d'accord man Babacar man sama question mooy tey dama gis sénégalais yi ne se fie plus ci ay révélations yoo xam ne journalistes yi dañ koy joxe ñoom ils préfèrent dem déglu koo xam ne dafa toog ci kanamu caméra wam di def ay live mu mel ni Sénégal dafa dem ba fait divers ak mœurs la ñuy gën di déglu que journaliste boo xam ne dafa toog di wax sujet boo xam ne bu am importance ci réew mi lan moo waral loolu ndax suñu métier bi dafa dem ba tumuranke wala gëmatuñu kàddu yoo xam ne taskatu xibaar yi dañ koy joxe ci ay révélation deuxième bi yow journaliste d'investigation nga mu dem ba tey gis journaliste d'investigation bëriwul ñu koy gis fii ci Sénégal ñoo xam ne dañuy dem fuy métti liñeenti ko xool lan moo ko waral surtout ci gouvernement bi bëriwul fii ci Sénégal est-ce que tey boo demee ba am benn sujet boo xam ne yaa ngi ci sëgg si di ci jox ay révélation dem ba commencer mu nar a tukkil àdduna wala indi yeneen ay jéeya comme ni nga ko waxee benn mars bis boo xam ne boo ottul ca lay raamaat ndax lu ñu ubbi waatee procès bi ñu dem est-ce que yaakaaroon ni tey li ni mel dina tax ba keneen bu bëggoon nekk benn Babacar Touré di journaliste d'investigation du tiit taxawaat lem loxoom ñu yem si rek dem defi reportage wane ay ñaxtu ñëwaat toog. xam nga journaliste yëpp dañu war a nekk journaliste d'investigation. journaliste. mooy lu lëndëm. mu seet ko mu leeral. loolu mooy par essence. la définition du journaliste. mais loolu dina métti ci suñu organe de presse yi nga xam ne ñoom ñooy yor sa bët yor sa lépp ñoo lay wax li ngay bind ñoo lay wax li ngay def. mais xam nga nee naa la léegi dama nekkoon l'observateur ma dem sama yoon nee naa la dañ ma delloo si jox ma birima ma dem suma yoon xam nga wax naa la ko. te yàlla xam ne ni bi ma ko doon def aw ma ay millions yu ma denc aw ma kenn ku ma yaakaar ne di nga ma financer. mais dama dem Kéwoulo l'exemple Kéwoulo est là 75 € laa indaale xaalis ma wàcc si fii ma démarré di taaba ba tey ñu taxaw fi ñu taxaw. muy li nga xam ne da nga ko war a bàyyi xel léegi journaliste
comme journaliste d'investigation comme officier de police judiciaire yi on a pratiquement les mêmes outils. à la seule exception que ñun mënuñu monter kenn. mënuñu teg kenn en garde à vue loolu rek lañu mënul def mais la officier de police judiciaire bi def moom la ñuy def les mêmes techniques le juge d'instruction bi def les mêmes techniques mais dafay fekk lu ñuy wax qui sait ce qu'il cherche comprend ce qu'il trouve nga nekk ci benn affaire ngay seet bu fekkee ne xam nga or nu mu mel nga ñëw di gas suuf nga gis or parce que moom ngay seet xam nga or nu mu mel yaa ngi seet boo gisee or da ngay xam ne lii or la mais bu fekkee ne xamuloo ni or di mel à l'état brut mën nga ñëw nga gis ko rek nga sànni ko mu dem yoonam malheureusement loolu moo bari parce que la ngay gis léeg-léeg journaliste mu am benn scoop mais xamul naka la koy gérer amul flair bi amul attente bi c'est l'opportunité Pape Ndiaye mi ma toog ma jàkkaarloo ak moom ci dossier Sweet Spa Beauté bi kenn waru la ko woon gën a xam yow yaay journaliste bi njëkk boo xam ne alerté nañ ko nit fexe na pour toog la ne la Pape il se prépare telle chose nga ne ko non dinaa la woowaat dinaa la rappeler ça dit quelque chose. waaw lu tax nga daw. xamul lu ñu koy indil. lu tax ñu menacé waat. moom 2 semaines wala 3 semaines auparavant il aurait pu savoir tout ce qui va se passer parce que peut-être mënoon na ko déjouer mais amuloon jot bu fekkee ne fàtte nga naa la jox ay astuces après bu ñu pare. naa la jox identité. révélation pour révélation. yaa ma dégg. donc il faut nga am ce flair là il faut que nit ki mu am ce flair là mais bu ci pare mu dem di seet di comprendre li muy gis parce que en investigation léeg-léeg da ngay nekk ci benn affaire moom ngay seet nga def lu ñuy wax une découverte incidente. maanaam si leneen. maanaam. découverte accidentelle quoi non prévu quoi. voilà non prévu loo xam ne xalaatoo ko mais loolu boo ko gardé daf lay permettre suba nga yor benn dossier ndeke élément ba nga foroon ci incident bële mooy ñëw compléter.